poser problème. waaye olof Mansour danaan togg bu naree cin bu naree neex bu baxee xeeñ mais ñëpp a teg gis nga ci kan bi ñëpp a teg seen cin. ñaata club lañ bari nañ. dañoo yokkuwaat ren. Gambie nga ca Comores nga ca Gabon nga ca équipe bi dañoo yokkuwaat par rapport ak kan yi doon am te ku ne da ngaa yóbbu sa cin teg te ku ne bëgg ngaa yekk lu neex. kon nañ ci demee espoir même moment bi ak patriotisme mais vraiment bañ a topp rek émotion bi amoon palais que coupe la ñu soxla léegi. coupe caaxaan indiwu ko de. kii bi sax Mansour xam nga premier match itam du yomb toujours. du yomb toujours te bi Sénégal dafa demee ak statut de favori léegi nag deuxième match bi nga xam ne ka ñuy dajal mu ëpp doole fop Zimbabwe di Guinée te mu nekk un derby ouest africain dinañu xam effectivement ndax 11 bi nga xam ne Aliou Cissé dina ko teg ak xarañte bi nga xam ne joueur war nañ ko war a mën a mën war a wane di nga séntu sur le plan tactique par rapport ak dispositif bu muy teg sur le plan de l'attaque et de la défense sur le plan du jeu collectif au Sénégalais yi di nga gën a mën a sentir ndax véritablement nokkos gi jàpp na bu baax li nga xam moo di équipe bi ba nga xam ne effectivement daañu mën a wane li nga xam ne moo di xarañte bi ñuy tax ñu mën a gagner waaye nag critiqué moom teel na si premier match parce que France football na premier match mondial football na premier match coupe d'Europe ñu critiqué ko lool wala ba teel bi daf ko dem jëli ji donc nañu def attention rek nañu xaar incha allah prochain match dañu gën a mën a xam Sénégal bu taxawee si diggante bi xëy na ñu récupérer yenn absence de valeur yi nga xam ne c'est des titulaires indiscutables si 11 national bi ñu xaarandi ba nga xam ne effectivement daañu mën a xam fu ñu mën a dem ak équipe nationale du Sénégal. dëgg la Abdoulaye Mbow ñu wax nag jëmale ko ci campagne électorale bi tàmbali na barki démb kon candidat yi ku ci nekk yaa ngi jéem a dem di xam nan ngay amee ay voix waaye lan la ñu mën a jàpp ci discours yi nga xamante ne jotagum nañu ko dégg di laaj bu ñu taxaw samp jébbal ko kii la di docteur Falilou Ba moom spécialiste la ci wàllu communication politique ak territoriale la mu xamle moo di Mumbaay bi moom moo ci gën a fës daanaka kàddu yu ñu yëkkati amul néew na wala amul sax lenn loo xamante ne askan bi mën nañu ko jàpp mu amal leen njëriñ bu fekkee fal nañu leen mu xamle itam ni am na ay erreur yu bari yoo xamante ne candidat yi ñenn ci ñoom def nañu ko ñu déglu ko. goxaan bu nekk jàkkatoo ak ay jafe-jafe ak ay coono yoo xamante ne bëgg ku la ci génne soo demee géejawaay suuf si nga xamante ni dañ koy caxat-caxatee te askan bi gis ni kenn boolewu leen ci il faut candidat bi wax nan la mën a indee saafara yooyu nag ci programme nga ko mën a wax askan bi wóolu la teg la ci boppu gox-goxaan bi waaye tey jii soo déglu candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo jël kàddu gi di wax li ñuy wax mooy ci ñoom fan lañ jugee wala ñu wane alal wala ñu wane xaalis su fekkente ne sax dem nañ ba ngay xamante ni ñu ngi wax ci mbiru askan bi ak li ñu mën a indil askan bi da ngay gis ni dafa am ay njuumte yu bari yu nekk ci seen kàddu xamuñu lan mooy seen mën-mën lan mooy seen am-am ci fan lañ war a mën a teg seen tànk pour dimbali gox-goxaan yi loolu nag day wane ni candidat yi pour ñu ci bari jaaraguñu yoon bi xamuñu ci yan yoon ak ci yan pexe ak ci yan anam lañ war a jaar pour dimbali askan bi. campagne bi daanaka ba mu tàmbalee rek lañ ca nemmeeku wàllub violence fu ci mel ni Médina wala Guédiawaye ay violence boo xamante ne lu ñu mënoon a xaar la bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam ñoom ñi le sax ñoom ñoo sooke woon kon charte de non violence bi docteur Cheikh Gueye mi daal di xam ne ni way politique yi ñoom ñoo war a jël boobule charte def ko seen moomeelu bopp waaye itam ñu nekk ci nguur gi ñu def seen rôle maanaam fexe ba jàmm sax ci période de campagne bi ñu déglu ko. jafe boobu lañ ci gisoon moo tax 2 mois avant bi ñu xamee ne lu ni mel war na mën a am te baaxul ci réew mi ñu jógoon def suñu appel def suñu déclaration proposer charte boo xamee ni ñoom ñi nga xamee ni ñoo ko seq ñoom seen bopp ñoo koy signé doxal ko nguur gi tamit am ci wàll bu mag a mag loolu nag li nga xamee ni yëkkati woon nañ ko lii day wane ne rek li ñu yëkkati woon am na solo ndax ku nekk gis na ne dooraguñu sax mu am déjà ay violence waaye nag ñi ngi rafet njort ne xaj na fi lay yem wala bokk même bu violence bi amit du doon violence yu yaatu wala yu am solo nguur gi am na ci aussi wàll fekkee nguur gi moo war a assurer sécurité citoyen yi tey jii nii war na gën a takku muy gendarmerie muy police ak service yi nga xamee ni yëpp ñooy saytu loolu ñu fexe protéger citoyens yi protéger aussi ñi nga xamee ne ñoo nekk ci langue politique bi gën a encadrer marche yi ak manifestation yi ba yenn violence yi du ci am. waa GRADEC ñoom ñu ngi xamle ni lii daal jarul tiit ñoom kon ñu ngay oyofal yëf yi di xamle kon ni campagne bi mën naa am ci jàmm ak salaam Babacar Fall di xamle ni initiative bi nga xamante ne GRADEC dañu ko defuñu ko ngir jëlee fi wàllub violence waaye wàññi ko ñoo ngi ceeg moom.
jàmm comme damay wax rek ñaar a koy seet ñaar a koy dox ñun suñu wàll li ñu waroon def donc def nañ ko ñu ngi continuer di ko def wër gox yi nga xam ne ci kaw projet bi ñu sumboon pour vraiment atténuer violence yi ñu ngi koy wéyal def nañ ko ci ay gox yu bari dem nañ ko Ziguinchor def ci Dakar fu mel ni Grand Yoff Parcelles bon maintenant am na ci ndortalu campagne bi ay scènes de violence yoo xam ne dégg nañ ko fu ci mel ni Médina ak fu ci mel ni Guédiawaye mais dama yaakaar ne foofu encore ay incidence mineure la jarul vraiment xam ne ñuy peut-être tiit boobu jéggiwul dayoo comme ni ma ko waxee amuñu prétention ñun en tout cas fexe ba violence bañ a am loolu la ñu bëgg te loolu ci loolu la ñuy dox sëriñ yi message yi ñuy délivrer ak yeneen entité yi nga xam ne mu ngi ci yëngatu ñu ci wàll ni CUDIS ak ñëpp ñun ci loolu la ñuy dox maintenant nag il faut que xëy na ñu dox comme campagne fukki fan ak ñeent la ñu dem ba ci kanam ba xam mais li ñu war a def daal mooy ñu def nañ ko wax nañu ak nit ñi yaakaar nañ ne il n'est pas trop tard pour que nit ñi xëy na seen xel dellu si ñu dal vraiment ñu mën a continuer ci campagne bi ci jàmm. Candidat gëm sa bopp ca Médina moom mu ngi woote ci ñu ànd ak dal Bamba Fall nekk maire sortant ba moom mu ngi ñaawlu jàmmaarloo yu doxoon ci diggante ay militants am ak ay militants yu Cheikh Ba bu Benno Bokk Yaakaar ñu déglu ko. Nous sommes des républicains, nous sommes des sénégalais mënuñu def lu ne ñu teg ko suñu kaw du yëngatu te picc bu ndaw bu xeexee keneen mu jël suñu nit gàddu yóbbu loolu duñ ko nangu loolu bu violence amee ñoom ñoo ko créé Macky Sall boo bëggee réew mi ni soxla woo fa violence sa maron du feu yi ngay téye gis nañ fi tournée bi nga def Fouta ak feneen ay punkal nga jël jox leen ay liif police topp seen gannaaw ñuy dóor population bi ba pare nga naan bëggoo violence dama ni tey boo gisee ñi ànd ak Cheikh Ba takk ay kagul kenn gisul seen kanam ba pare naan bëgguñu violence mais ñoom ñoo fi bëgg indi violence bi police nag da ngay mën a yemale ñëpp wala tamit ñu jàppale comme adversaire rek police moom bu neutre rek adversaire la li ñuy defanteeg ñeneen rek la ñuy defanteeg moom man maa ko wax ne bu ma li may wax. njiitu mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany di itam candidat ca mairie bu Mermoz Sacré-Cœur moom mu ngi demoon seetaan match bi ak ñenn ñu dëkk ci commune am la mu ca bëgg nag moo di def ab démarche proximité loolee la bëgg kon di gën a jege ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci commune boobule muy ku ci nekk rek Abdoulaye stratégie mi nga xamante ne moom ngay lal mais lan la ñu mën a jàpp selon yow ci discours yi nga xamante ne moom lañ jotagum dégg. waaw jàpp naa ni dugg nañu si li nga xamoon di campagne bi à grande pompe comme ni ñu koy waxee et parce que gox-goxaat yëpp ku si nekk rek génne nga def sa caravane mbaa nga def sa visite de proximité mbaa nga def li nga xam ne moo di meeting defe naa ne nu ñu ko defee tàmbaleekee noonu lañ ko war a wéyalee ba nga xam ne lépp luy ñagas-ñagas ak ay li xeexoo daañu ko gën a mën a moytu déglu bu baax le cri de guerre le cri de cœur de la société civile te su ma nee société civile mooy la société civile traditionnelle boole si ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi ak imaam yi defe naa ni war nañ see jàngat lu bari lu si topp nag moo di damay gis ni effectivement am na ay violence yoo xam ne noté nañ ko def naa ni loolu war nañ ko gën a mën a moytu Cheikh Ba ak Bamba Fall ñoom ñoo bokk Médina waa Médina ñoom ñoo bokk benn gox donc dañoo war a dem si jàmm li may dénoncer nag malgré le grand respect que j'ai pour l'avocat moo di discours bi nga xam ne El Hadj Diouf yëkkati na ko ca Médina te bokkul Médina dëkkut Médina même bu àndee ak benn bokk yaakaar moom amul sañ-sañ taxaw di naan effectivement ñu ñoo yor nguur ñoo yor alal ñoo yor doole ku bandi nangam ay vagabond def naa ni discours yooyu itam en tant qu'homme de droit moom mu war a jubal def naa ni war na gën a mën a moytu parce que itam dafa am cër boo xam ne am na ko si Sénégal si langue politique u Sénégal def naa ni nag daf ko war a gën a mën a doxal discours l'essentiel nag moo di damay jàpp ni comme nu ko docteur bi waxee sànq am na ñoo xam ne xamuñu dëggantaan lan mooy rôle maire de collectivité wala rôle maire de ville wala boog rôle président de conseil départemental il est vrai que am na compétence yoo xam ne c'est des compétences dédiées aux collectivités territoriales waaye di nga dégg ñoo xam ne c'est seen discours dañuy def ay promesses yoo xam ne ce n'est pas du ressort justement de l'administration de la collectivité territoriale de la ville ou du conseil départemental am na ay programmes yoo xam ne c'est des programmes purement dédiés justement à l'État du Sénégal et non justement ak ñi nga xam ne ñoo di maires yi ak yu demee noonu donc ñi nga xam ne ñooy wut nañuy wax li nga xam ne mooy dëgg lu ñu mën a def si gox-goxaat ba askan wi war a ko mën a dégg ba jàpp ni lii buñ la falee amaana di nga ko mën a def par rapport ak li nga xam ne mooy sa sañ-sañ
sañ-sañ mooy sa mën-mën waaye nañu gën a xóotal waxtaan wi soulever débat bi mu nekk un programme un débat d'idées un débat de programme ba nga xam ne ce sera dans une ambiance bon enfant ñii bu ñuy siffler ñee di tàccu ñee di way ñee di fecc defe naa ne loolu moo di campagne surtout li nga xam ne gox-goxaat la maak Mansour bokk benn koñ mën nañu bañ a bokk clan mën nañu toggandoo di naan ataay te moo farfee ma farfee werante la waxtaan la xaqataay la defe naa ni acteur politique yi itam noonu la ñu mën a jàppee li nga xam moo di campagne électorale bi. justement Mansour di def campagne di dig askan wi loo xam ne bu ñu la falee doo ko mën ñenn ñi itam jiital folklore bi xumbaay bi tey est-ce que wanewul ni am na ci candidat yoo xamante ne ils sont pas bien préparés ak itam ñoo xamante ne xëy na ñu ngi laajte loo xamante ne xamuñ réellement poste boobu lan lañ ciy mën. defe naa amuñu ay candidats yu préparé wul xat yi. mais population bu ñu préparé wul la ñu am. un peuple boo xam ne préparé wuñu leen. mais kiy diggee dara loo xam ne buñ la falee doo ko mën xëy na moom dafa xamul. bu fekkoon ñu préparé ki ñuy dig kiy diggee te waxul dëgg du ose taxaw ci kanam di ko wax lu dëgg. exemple mooy maire bi nga xamante ni bii xam nga maire bu jiitee ñaari mandat ak bu ñaa muy fukki at ak nangam mu soog a taxaw ci askanam ni leen lii laa am comme programme. te mënu leen wax li mu def ci ay réalisation maire boo xam ne mënut a taxaw génne ci réalisation yu commune bi ak li nga xam ne état bi moo ko fa def xam nga dafa am yoo xam ne état yi ñoo koy def ci commune yi ñu koy mbubboo boole ko ci seeni ay réalisation te bu fa takkandeer nekkul woon sax loola ne fa parce que ci programme état la bokk yooyu population bi dañ ko di xàmmee di taxaw di weddi maire bi lan moo tax maire yi duñu affronter intellectuels yi nekk ci gox-goxaat yi teg seen bilan ci seen kanam teg seen ay programme ci seen kanam dans ce cas ki nga xamante ni bii moom mooy woote fitna ak xeex te doonoon maire mooy wane def fa dara parce que boo amee ay réalisation mu doon ay bijou ca localité ba doo sooke xeex bu ñu koy tojee mais yow mi nga xam ni itam yaay demandé ñu jox la gox ba war ko jiite ci fitna xam nga lan moo tax parce que ci askan bi nga jógee askan bi ngay laaj seen ay kàddu askan bi ngay jëfandikoo comme ngànnaay bi ngay xeexe askan boobu nag bu ñu ko préparé wul bu baax moo tax ñu ëpp ci politiciens yi di taxaw ci seen kanam di oser di def ay nar ak ay kàcc ci seen kanam te duñu leen mën a weddi tey boo taxawee ci benn meeting benn candidat taxaw wax nga